jëf mbokk yi rafetlu seen ànd ak télévision Time for Africa dal leen jàmm ci xibaar yi ñu dooree ko ca pencu ndaw réew mi di assemblée nationale ni ki démb nag adopté na ay loi boo xamante ni dafay ñëw di sàmm ak aar ñi nga xam ne dañ fi nekk te amuñu papier rawatina daw làq yi nga xamante ne dañuy jóge ci yeneen réew ñëw fii ci Sénégal liggéeykat ya nekkee ca société bii di sénégalo-coréenne nar futu la ñu def nag jëmale ko seen administration la ñu bëgg rek mooy ñu fexe leen dugal leen dans de bonnes conditions waaye tamit fexe ba yokkaleen seen i payoor soccu nekk bant bu ndaw boo xamante ne jamono weeru koor dañ koy nemmeeku ñu bëri ci askan wi di ko jëfandikoo njëriñam naka di ngeen ko am fii ci journal yi xibaaru bitim réew ak xibaaru tàggat yaram moom la ñu jeexale mbokk yi léegi-léegi ma dikk ñu faram-fàcce. dal leen jàmm mbokk yi ñu dooree ko ci kàddu yu jëmale ci président Macky Sall di ñaax ndaw yi rek ñu fexe jàmm am kàddu yooyu mu mel ne nag askan ñu bëri daal nañ ko rafetlu wala ñu gis rek mooy ngir jàmm am fi ci réew mi faw rek nguur gi fexe ba ndaw kenn ku ne rek daal di amal li nga xam ne rek mooy liggéey ñu teewlu reportage Souleymane Sow. bi nga xam ne président de la république Macky Sall def na ko ci discours bu mu doon def ci 62e anniversaire bu indépendance bu Sénégal jëmale ko ci ndaw ñi étudiant bii di Mamadou Mamina Diédhiou rafetlu na message boobule nga xam ne président jëmle na ko ci ndaw ñi. xam nga li ñuy wax paix la paix mooy jàmm mooy lépp ci dund j'espère que bu ñu amee jàmm suñu lépp lu ñu bëgg a liggéey si suñu réew dina dem kanam moo tax daal président lu mu wax ci ndaw ñi mooy nañu doxalee lépp daal ci li suñu réew bi mu nekk jàmm. mais loolu tamit balaa muy am il faut que président si boppam jàpp si xale yi jàppale leen ci li ñu bëgg il faut que mu jàpp si maanaam tabax leen li ñu bëgg daal ci côté infrastructure ainsi de suite pour qu'ils aient des emplois professionnels loolu daal xale yi bu ñu ko amee je crois que du am benn problème si dëkk bi. waaye tamit beneen étudiant bii di Amadou Tidiane Diallo mi ngi xamle ne na ngir jàmm am ci Sénégal foog nguur gi wax li jëm ci xëyub ndaw ñi. xam nga jàmm moom ci la lépp xaj mais tamit dafa am lu muy àndal parce que ñun jeunes yi tey xëy ñu rek à tout moment ñu génn ñu ne dañuy def grève wala dañuy def lii bu def marche quoi parce que tey dañoo gis dara li nga xamante ne neexuñ ci dëkk bi te ñu am ci baat ñu war di moo tax ñu génn di ñax ci loolu noonu loolu kese la. nguur gi nag daa war a créer ay entreprise yu bëri ngir fexe nu ndaw ñu amee liggéey waaye tamit nag ndaw ñu jot nañu def attention naka la ñu jëm a fexe naka la ñu def ba Sénégal mën a développé wu. Moi je dirais que étant jeune on doit faire en sorte que ñun ndaw ñi yëpp dañoo war a booloo nekk benn boole suñu doole may nguur gi doole te bañ di xàjjoo ak seenoo ma jàpp ne loola buñ ko defee développement réew mi dina gën a yomb. Comme les Lions l'ont fait au Cameroun, donc nous aussi on doit se donner la main. appel bi nga xam ne président de la république Macky Sall jëmle na ko ci ndaw ñi ñenn ci askan wi nag rafetlu nañu ko waaye tamit ñeneen ñi ñoo ngi wax ne dafa war a nu ndaw ñu mën a amee xëy ngir ñu mën a fexe développer suñu Sénégal. Souleymane Soxna ñu koy jaajëfal dañuy desandi ci wàllu woowee ki nga xam ne rek mooy Ousmane Niang di suñu reporter daan na taataan micro kenn ci ndaw yi koy wuyoo ci Seydou Diop nag moom mi ngi joxoñ baaraamu tuumal nguur gi nee na bu bëggee jàmm am fi faw rek mu daal di yemale li nga xam ne rek mooy wàllu yoon ñu teewul ay donc ci micro Ousmane Niang. kii justice Sénégal doxul yoon ñun xam nañu justice bi indépendant wul c'est-à-dire justice bi il est manipulé par l'État donc bu fekkee ne loolu am na si réew rek dana doon jafe-jafe pour réew boobu mën a stable voilà en tout cas daal justice nañ may indépendant justice nga xamante ne ñëpp lay tollale opposition que ça soit l'État que ça soit kii nu mu tax civil yi ñëpp tolloo quoi voilà. si ñoom la dépendre bon lépp bu tegoo si ñoom si yoon seen côté rek bon jeunes yi danañ tranquille parce que Sénégal man gis naa ne jeunesse Sénégal nekkul jeunesse bu violent waaw loolu gis naa ko waaw. jinjoon naa leen ko ci boppu xibaar yi assemblée nationale di pencu ndaw réew mi daam na adopté ni ki démb ab loi boo xam ne dafay jóg ngir jàppale ak sàmm ñi nga xamante ne dañ fi nekk te amuñu papier maanaam ay kayitu juddu rawatina daw làqu yi nga xamante ne dañuy jóge seen réew ñëw fii ci Sénégal ki ko xamle di maître Malick Sall di ministre bu ñu dénk wàllum yoon fii ci Sénégal ñu déglu ay kàddoom. Ce projet
ab lëkkaloo bu ñu amal bu état du Sénégal ak communauté internationale loolu nag jubluwuñ ci lenn lu dul xeex li nga xamante ne moom mooy daw làqu yi nga xamante ne dañuy dugg ci réew mi te jaaruñu ci anam gu mu waree ba tax na sax ñi nga xamal ne nag Sénégal xam nañ ko ci dëkk boo xam ne mooy pays de la Teranga dëkk bu mën gan la bu mën a dalal nit la ba tax na fu ñu bëri ci sukkandiku ci loolu bari daw fi dugg ci loolu nag bu ñu nemmi ko jëwriñ yi fi nekkoon lu ci mel ni président Léopold Sédar Senghor doon na yaatal ay ñi nga xamante ne dañoo nekkoon ci boppum yeneen réew yi te am ay jafe-jafe sax dañ leen doon dalal ci Sénégal ngir seen teranga bu ñu nemmiku ci réew mi waaye nag loolu taxul benn yoon ba ñu war a yaafus rek ku ñëw dugg ci Sénégal ndax ñooñu di ci dugg ku ci ne mën naa bokk ci ñoom mën naa nekk ñuy def ay ñaawteef ba tax na nag dañu jàpp ne foog ñu teg ay charte yoo xamante ne di ñëpp dinañ ci manko ngir mën a am àq ak yelleef yi nga xamante ne ñi juddoo ci réew mi moom la ñu am ci loolu nag njiitum réew mi ngi ñuy xamal ne ñi nga xamante ne dañ fee ñëw danañ am ab dossier bu ñu leen génneel nga xamante ne ñoom danañ mën a jaar ci li yoon wax ba mën a am àq ak yelleef comme ñi juddoo ci dëkk bi ni ñu ko amee. Assemblée nationale la ñuy desandi ba tey ji ginnaaw adoption loi yi nga xamante ne amal nañ ko démb mbir mi dafa mujjee ama xuloo ci ñi nga xamante ne ñoo féete ci côté opposition bi ku mel ni Bara Dolly moom nag dañoo daal di indiwaat ëlbati mbir mi rek fexe nee na nañu fexe rek ba jële fi li nga xam ne mooy góor jigéen waaye tamit fexe ba adopté loi bi nga xamante ne daf koy criminaliser waaye moom ak ñooñam nag ñi ngi ñaax nguur gi ñu fexe ñu adopté loi yooyu laataa ñuy may ñi nga xamante ne ñoo nekkee ci réew yi nga xam ne dañuy dendoo ñu ñëw fii ci Sénégal. ginnaaw Dakar dana wutali fële ca Kaolack direction générale naka maanaam bu sol bu yollu wàllum diwaan naka daal na teg loxo lu bëri ci dorog ak ay médicaments yu bon yoo xamante ne baaxul ngir nit ñi daal di ko jëfandikoo nee na suba naka la ñuy xaar rek ngir mun na lakk garab yooyu ak dorog bi nag buñ koy xaymaa ci ay kilogramme mu ngi toll ci 6,696 kilogrammes naka noonu ñu tegaat loxo lu toll ci 0,384 méthamphétamine loolee nekk benn xeetu dorog boo xam ne moo gën a bonati ci wàllum wérgu yaram ak lu toll ci ay médicaments loo xamante ne ba ñuy xaymaa ci xaalis mu ngi toll ci 38 millions 102,220 millions de francs CFA loolee nag la ñu daal di xamle nee na lépp nag buñ koy xaymaale mu ngi toll ci 40 millions 702 millions 521 mille francs CFA loolee nag la ñu daal di teg loxo ci saisie bi nga xamante ne moom la ñu amal ci semaine mu dellu si fii ci Ndakaaru daal di tàttaan ñenn ci askan wi gis nañ ne weeru koor bu jotee ñu bëri dañuy jëfandikoo bant bu ndaw bi di soccu loolee sax ñu mën gis ne dañ ko daal di jagleen nit ñi sax ñu jëfandikoo ngir seen wàllum cetum biir naka askan wi naka daan nañ ci joxe seen xalaat reportage Elisabeth. si weeru koor bu ñu nekk nii ay jullit yu bëri dañuy jëfandikoo soccu boobu noonu nag day tax bëñ yi di gën a set mais tamit day jox santé lu ñuy woowee bëñ yi. lu tax ñuy soccu weeru koor bokk na si li nga xamante ne mooy boo xëdd ba tëddaat boo yeewoo def pat bi di borosu loolu mun na cee jàllale si sa baat. mais boo jëndee socc ngay soccoo moo gën a wóor ke def pat suba teel quoi boo yeewoo après mooy dina tax sa gémmiñ du am xet te dina set te dina laab te kuy woor moom da nga war a set waroo dem si nit ñi say gémmiñ di xeeñ tamit loolu baaxul. soccu day setal bëñ yi day tamit day dindi saleté yépp lu nekk ci gémmiñ bi bu ñuy woor nag dañoo war a set. Le cure-dent c'est bon pour l'homme d'abord. soccu dafa baax ci koor ba tax na sax soo koy jëfandikoo dalay jàppale waaye nag ñu bari dañu koy def ngir mu jàppale leen ba tax na sax am na ñuy wax ne moo gën pâte dentifrice bi ci koor gi ndaxte pâte bi soo koy jëfandikoo mën na def ay effet ci sa koor waaye nag soccu nekk na li nga xamante ni dalay jàppale te soo koy def tamit dina la arranger lu bari. C'est plus sécurisant. ay nit ñu bari dañuy soccu pour mën a wane ni que dañuy woor ñeneen ñi tamit dinañ ko def pour dindi seen mauvaise haleine mais ñu bëri si ñoom bu ñuy dox si mbedd mi di soccu pour wane ni dañuy woor la. gars yi benn signe bi la quoi yor soccu xam nga signe la boo xam ne ni yaa ngi woor quoi comme boog da ngaa woor quoi. day wane ne da ngaa woor quoi affaire yooyu la. mën na la jàppale mouvement yi ngay def nii sax di bomb wax yooyu noonu affaire yooyu noonu mooy loolu. jàppale na la si loolu noonu quoi. jëfandikoo soccu nag daa nekk lu am solo ndax soccu day tax nga mën a am santé dentaire surtout booy woor da nga war a gën a set.
jërëjëf Elisabeth Tine ci reportage bu am solo bi nag socc boobee daanaka askan wi dañ koy jëfandikoo waaye nag du weeru koor kese lañ koy jëfandikoo ndax boo seetloo maam yi bu njëkk amuñ woon socc amuñ woon brosse à dents daanaka socc boobu moo leen doon jàppale ci seen wàllum cëccum bëñ ñu àddu wax ci jafe-jafe yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko wàllum gaz nag amul fii ci Sénégal li ko rawati mooy fii ci cité Kër Góor gi daanaka boutique boo dugg sax doo fa gis gaz askan wi nag di ko ñaawlu bu baax a baax ci jamono ji nga xamante ne ci weeru koor lañ nekk tax na ñu ñaax nguur gi mu indi ci ay saafara ñu teewlu reportage Barthélémy Collé. ay fan yu ngi ni gaz dafa manqué ci dëkk bi am na yeneen endroit wala boutique fii ci Dakar boo xamee pour nga am gaz dafay jafe loolu nag boutiquier yi ñu ngi woo ñoo xamee ñoo yore mbirum gaz bi ñu def li ñu mën pour ñu mën a am gaz. gaz wax dëgg yàlla fu mu toll nii moom ñàkk moom am na ba pare parce que man fan yi laa mujj am ay. barke dem daal laa mujj am gaz te dafa gaaw a jeex gars yi dañuy jóge fu sori di laaj te xam naa ñun bokk nañ si ñu mujj am gaz mais ñun suñu bopp amatuñ jeex ñu féetoo ci mbiru côté gaz ñu dimbali jaam yi rek gaz bi teel a génn parce que sinon rek dañuy souffrir de. ñeneen ñi jàpp nañ ne gaz manqué wul mais dafa xaw a raar tuuti xëy na problème circulation bi moo am problème. am na tànde kon manqué wul de gaz am na ndànk-ndànk kon des fois day ñëw des fois mënu ñëw noonu la rek. ça dépend rek ça dépend ci circulation gaz yi rek. gaz yàgg na di manqué fii Dakar loolu nag askan yi war nañ ko comprendre waaye bu manqué charbon bi mu ngi fi waaye bu manqué mun nañu jël këriñ bi bu fekkee ne mënuñu jël bant bi. dégg naa ñuy wax gaz bu manqué daal waaw loolu nag moom naka jekk moom moo fi am day manqué ba yàgg rek mu am lu dul manqué moom amut. waaw bu manqué moom na ngeen xam ne dana amaat moom incha allah këriñ moom xam nañ ko waaye matt moom mënuñu koo toogee wax dëgg yàlla waaw. rareté gaz bi actuellement si ramadan bi waaye si carême dafay impacté si famille yu bëri moo waral boutiquier yi ak yeneen mère de famille ngi woo service yi nga xam ne ñoo yore mbirum gaz yi ñi def li ñu mën pour indi solution si problème gaz bi. jërëjëf Barthélémy Collé ñu àddu wax ci liggéeykat ya nekkee ca usine bii di Sénécor na ñoom nag mer ba futu la ñu def jëmale ko seeni administration la ñu bëgg rek mooy ñu fexe dugaleen ci dans de bonnes conditions waaye fexe ba yokkaleen seeni payoor compte rendu Momar Seck. sagara ngay xeeñ ci kër gi ñuy woowee Sénécor di société sénégalo-coréenne bi defar meesu Linda ñoom ñi lee tey ji nag dañu xëy dem liggéeyi ñu dàq leen ci biti li ko waral nag lii la. tey dañoo ñëw ñoo xëy ñu ñëw ñu ay mbër lañ ci ndek ay yu kenn xamul ñoom ñu jiite usine bi ñoo taxaw nekk ay nerve yu kenn xamul ñoo taxaw ku bëgg a liggéey ku bëggut a liggéey nga dem ñu fekk démb waxoon nañ ba nga xamante ni papier bi tey lañ ko waroon a signé ñu téye suñu délégué yi ci porte bi ak ñeneen ñoo xamante ni dañ leen ciblé woon téye leen biñ leen téye ñun ñu dugg liggéey ñu bëggum ñun ñu liggéey ñu ne ñun duñu liggéey fii ak xamuñu lan moo tax ñu téye suñu délégué yi. bu ñu sukkandikoo si ñoom sax nee nañu entreprise bi dañu ko bëgg a tëj rek ngir fexe ba tàggaloo si ñenn si ay liggéeykat waaye tamit fas yéene nag recruter yeneen liggéeykat loolee te mënul nekk. léegi usine dañ koy tëj na ñëpp génn loolu seen stratégie la parce que bi mooy 3e fois ñu koy def après dañu jël numéro gars yi di woote expliquer leen pour gars yi di ñëw di liggéey affaire yooyu noonu pour loolu noonu continuer mais gis koo xam ne day liggéey ba weer dee nga ubbi sa salaire fekk fa ay 38 000 et poussière ak yi kenn xamul wala ay 75 000 alors que ni loolu noonu ñuy def dafa anormal ba pare 380 yi ci boppam moom moo normal ñu kaas loolu noonu ba mu woon fi denc te ñu waroon signé papier yi ñu ñëwaat commencé di ñu indilaat ay yeneen problème yoo xamante ne comprendre. mbir mi météo na lool ba sax tàbbi ci loxoy yoon muy nag gendarme ak police ginnaaw bi ñu leen dégloo ñoom liggéeykat yi mujj nañ dellu si waat waaye nag bi ñu xëy si dañuy jàpp si ñoom ñoo xamante ni daal nanguwuñu ko moo tax nag ñu banque seen yoxoo fas yéene nag continuer xeex bi. léegi daal lu ñu bëgg nag mooy nguur gi dugal ci loxom ndaxte nag ñun ñi ay père de famille lañu waaye tamit ay xale yoo xamante ni dañoo bëgg a liggéey yóbbu seen kër loolu daal mooy solution bi fi ñu toll ni sonn nañ trop parce que waxtu yi nga xamante ni moom lañu liggéey sax dañoo jàpp ne dafa bëri dafay ñu si su lu ñu bëgg moo tax daal fi ñu toll ni nguur gi daal moom war a ñëw dimbale ñu.
fas yéene nag continuer xeex bi waaye tamit di sàkku nguur gi dugal ci loxoom buñ sukkandikoo si ñoom sax nee nañu bërëbu liggéeykaay boobee lu ëpp junni doomu aadama daan ci liggéey ci bëccëg bi lu ëpp juróom-ñetti téeméer ci guddi gi waaye nag ñoom ñëpp kenn amu ci bulletin de salaire waaye tamit amuñu benn ndàmpaay si seen bërëbu liggéeykaay boobu. ñu àddu wax ci xibaaru tàggat yaram FIFA naka jamono ji lu muy togg mooy fexe rek ba yóbbu temps réglementaire ba ci téeméeri simili lu toll ci 92 millions de francs CFA moom la ñu jagleel équipe nationale yi muuma yi ngir rek ñu nekk dans de bonnes conditions ci coupe du monde bi ñuy waajal fële ca Brésil ñu teewlu leerali ak Momar Seck. kuréel gu ëmb wàllum football ci àdduna wërgal këpp pareegul ci coppite yi nga xamante ni mu ngi koy indi ci wàllum football bi moom mi li mu bëgg nag jamono ji mooy fexe ba temps réglementaire bi nga xamante ni moo fi nekkoon 90 minutes ñu yóbbu ko ba téeméeri minutes loole nag ñu jàpp ne mun na indi ay jeexantal ci wàllum football bi ñu jàppee sax ne lii di football bi jamono ji dafa bëri ay compétitions yu ñuy def li waral li ñu mel dañ fi bëgg a jëlee tappale gi nga xamante ni dañ koy nemmeeku ci biir match yi ba 90 minutes yi nga xamante ni sax moom lañ waroon a jouer duñu ko amal waaye loolee du yomb ci joueurs yi nga xamante ni ñu ngi football ci championnat seeni dëkk waaye tamit ay match amicaux li ci kanam raw li gëtt ginnaaw bi mu xamee ñi nga xamante ni ñoom la war a laaleel ci coupe du monde Brésil 2022 équipe nationale bu Sénégal dina fa dem nag jouer li nga xamante mooy coupe du monde boobee waaye nag du ñu demee noonu ndax buñ sukkandikoo ci président paralympique handisport bu Sénégal di Santy Agne nag danañ def lépp ngir nag xale yi mën a dem ci conditions yi rafet moo tax sax ne nañ budget prévisionnel bi ñu ngi ko jàpp nag ci juróom-ñeent fukk ak ñaari millions ci suñu koppar ngir nag xale yi mën a def lu leer ci wàllu nag ambition wala sax bëgg-bëgg yi nga xamante ni bëgg nañ koy def ci coupe du monde bi ñoom nag nee nañ danañ def seen kéemtulaay kàttan ngir Sénégal mën a siiw ci àdduna wërngal këpp. jërëjëf Momar Seck mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci li gënoon a fës ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi ci kanam tuuti di ngeen am xibaar ci kàllaama nasaraan ñu ànd ceeg Momar Seck jërë ngeen jëf.